asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu amaat mbégte dalal kenn ka xamante ni citoyen sénégalais la waaye nag bokk parti Pastef nekk militant boo xamante ni depuis 2017 la engagé ci parti Pastef sëñ bi ñu ngi leen nuyu. ok ñu ngi leen di fay. rappelé ñu tur bi. maa ngi tudd Moussa Ba dëkk Guédiawaye bokk ci parti bii di Pastef di militer depuis 2017 nekk élément JPS. di leen fay nuyoo aussi di fay mboolem internet yi. Moussa Ba dafa mel ni yéen fan yi seen parti dafa yëngu de parce que ñu ngi leen di jiñ ay terrorisme ay force spéciale yow dafa mel ni da ngaa bokkoon ci est-ce que bokkoon nga manifestation 17 juin. waaw loolu am na man dañ bokkoon ci ñi nga xamante ni dañu jàppoon ci manifestation le 17 juin yi. waaw bokkoon naa ci. léegi bu ñu la jàppee ñu ban heure la ñu la jàpp ak fan la ñu la jàpp. waaw man ñu ngi ma jàppee côté Masalik Jinaan ay côté 16h 17h yooyu noonu waaw effectivement foofu la nu ma jàppee. waaw man dama doon manifester na bëtuwuma man je suis un manifestant yu ñu jàpp ma bokk ci 94 otages yooyu noonu man ci ñooñu laa bokkoon. waa monsieur Dia ñu ngi lay dalal fii ci Kéwoulo TV léegi ñu bëggoon xam yow bésu 17 juin ci yan conditions lañ la arrêté. waaw bon man dama jógee côté Centenaire ñëw ba côté Colobane fi nga xamante ne nii foofu la vieux boobu noonu laqee nekkoon man côté boobu la ñu ma jàppee d'ailleurs sax mënoon nañ ma bañ a jàpp mais bëggoon secourir kooku nga xamante ne nii dafa doon lakk. kooku moo tax ñu jàpp ma parce que mënoon naa échappé mais juste boo nekkee ci kanam bu nit ñi di daw bu ñu wëlbatikoo yow ci ginnaaw ngay nekk man loolu moo tax ñu jàpp ma te bu ñu ma jàppee aussi on m'a massacré là-bas on m'a maté dóor nañ ma gaañ nañ ma. c'est qui on kan moo la maté comme tu dis pour reprendre ton expression kan moo la dóor ak fan lañ la dóor. d'ailleurs man je ne dirais pas que c'est des policiers ñoo ma jàpp parce que ñi ma jàpp solo ñu woon uniforme. ñooñu ay nervi laa leen mën a tuddee ay nit ñu soxor ay nit ñu tekkiwul dara ñu nga xamante ne amuluñu benn njariñ société bi ñooñu ñoo ma njëkk a jàpp d'abord duma yu metti palpe sumay poche sàcc suma portable sàcc suma xaalis ba noppi daañ ñuy woowee ay rebelle léegi nag bi ñu jàppewee foofu noonu ci la ñu transporté ci oto policiers yi policiers yi aussi bi ñu jàppee foofu laataa ñu ñoo yóbbu dañ ñoo dóor ci biir oto bi man am na benn waaju nga xamante ne nii j'en suis sûr et certain que ne kooku su ma ko xàmmee woon bu solul tenue dañuy rayante parce que moo ma def lii ci bët lii cicatrice bii ma am moo ma ko def ci bët ba noppi di ma tuddee rebelle waaw foofu noonu la demee. moom bi mu la taxé de rebelle yow naka nga réagir. dama gestu dama frustré ma xam ne man mii nii li ma tax a jóg bokkut ak daray rébellion moo tax bi mu waxee rebelle nga dama gestu nekk bul ma waxati rebelle man du ma rebelle je suis un manifestant mu jël liif bi rocci ko espèce de matraque la bu nga xamante ne nii comme rallonge la bi mu may dugal ci seen oto bi mu dóor ma ko seen digg ginnaaw léegi bi ma ko dóoree je ne pouvais plus bouger mënatuma tourner mënoo dama def dara ñu paqueté ñu ci biir oto bi fekkaat ñu foofu noonu di ñu laaj suñuy articulation ngay joxe kudd yi ñu ciy dóor ngay joxe genoux yi ñu ciy dóor waaw ñun loolu jot nañ koo dund laataa ñoo yegg ci commissariat bi. nga xam ban commissariat lañ leen yóbbu bi ñu leen arrêté. waaw commissariat HLM lañ ñu yóbbu. fi ñu yóbbee commissariat HLM foofu aussi c'était pire métti woon na trop parce que comme ay sardine la ñu nekkoon dafa xat dafa xasaw dafa xeeñ ba noppi permettre ñu mën a woo suñuy mbokk pour wax leen ni ñun dañ ñoo arrêté foofu bi ñu jàppee vendredi fa la ñu nekk. vendredi samedi dimanche ba lundi matin à la première heure pratiquement 7 heures ñun lañ ñu defeere parquet. pendant 3 jours yooyu amoo leen benn contact ak seeni parents seeni andi jàmm seeni avocat amoo leen occasion pour woo kenn pour wax prévenir. si man jot naa woo samay parents woo naa leen parce que dafa am benn waaju nga xamante ni dafa xamanteeg policier boobu noonu moo ko may mu woote. léegi kooku bi mu koy may muy woote ci laa profité ne ko abal ma téléphone bi balaa nga koy jàllale bu ma joxee téléphone bi ma wax ku muy waxal noonu de l'autre bout ma ne ko wooteel ma ci numéro sàngam nga contacté ko nga ne ko Moussa Ba dañ ko arrêté ci manifestation yi mi ngi commissariat bu HLM. d'accord léegi yéen lundi bi ñu leen présenté devant le juge comment ça s'est passé. waaw ñun ba tey jàkkaarloo wuñu procureur jàkkaarloo wuñu juge loolu nag mu jaaxal ma trop.
parce que dama yaakaar ne le maître des poursuites c'est le procureur mais ñun toujours ba nii may wax ak yow ni ba ñuy libérer le vendredi jàkkaarloo wuñu ak procureur jàkkaarloo wuñu ak juge toujours ay retour de parquet rek la ñuy am ndax bi ñu jógee parquet dañ ñoo delloo commissariat central muy suñu premier nuit bu ñu fay dem mais bu ñu fa demee fekk nañ fa ñeneen ñu nga xamante ne nii ci beneen violon bi la ñu nekkee parce que commissariat central gris yi dañoo jàkkaarloo bi ñu ñëwee nag fa la ñu fekk yeneen ñooñu dañ leen di woowee les forces spéciales xaw ma ñooñu foofu lañ leen fekk. d'accord yéen donc yéen ban loo ci ban loo ngeen bokkoon vu que dafa am ñaari loo yi force spéciale yi yéen ban loo yéen fan lañ leen dugaloon. waaw ñun ñooy les 84 otages ñun ñooy les 84 otages yu ñu jàppee woon ca manifestation un peu partout à Dakar ñun ñooñu la woon. nag jot ngeen a jàkkaarloo ak xamante ni mooy les forces spéciales bu ngeen a demee foofu noonu ñan ngeen fekk ñamante ni ñoom la ñu qualifié ni les forces spéciales. bon am na ñu nga xamante ne nag jot naa leen gis ñu jàll ci presse bi mais xamante wuñu foofu noonu mais mën naa see tudd ñaari nit ñoo nga xamante ne ni kenn ki laaj naa ko noo tudd parce que il s'appelle Rosario. kooku Rosario la tudd certes bu gisee suma kanam dina ma xàmmee kooku lu tax ma laaj ko nan la tudd. dafa am benn guddi benn fajar ñu ñuy delloo parquet bi pénitencier bi ñëwee ak garde bi daf pour mu wax waaje ni yow ñëwal nga taxawee nii wala déplacé wul daf ko xët ba noppi mbéj ko xëcc ko poñe ko léegi ci la Rosario ñëw ne ko yow amuloo droit ngay mbéj kii nii ci rek déplacé wul moom it mu yor loxoom ci biir grille xëcc ko poñe ko léegi bi ma gisee loolu noonu aussi tamit ma xam ne lii du yoon ma ne dinaa s'enquérir de la situation bi ñu defeeree parquet man leeruma woon ne sax dinaa dellusiwaat mais bi ñu dellusiwaatee commissariat central ba ñu tëdd ba guddi gi ci laa ko wax jàmbaar yow nan nga tudd mu ne ma Rosario laa tudd ma ne ko d'accord daañu xamante bu ñu génnee ci biti incha allah mais yàlla def na boobu ba léegi gisante wuñu amuñu benn contact aw ma numéro. maanaam Rosario nga fa xam mais est-ce que jot nga gis kii di François Mancabou. effectivement François Mancabou gis naa ko foofu noonu mais xaw ma woon turam xaw ma woon santam. boobu xaw ma kan mooy François Mancabou. mais bi mu fa nekkee il était mal portant il souffrait parce que tout le temps rek. mi ngi upp ba am na benn instant bu nga xamante ne nii génnee woon nañ ko ci violon bi yóbbu ko xam naa certainement moment boobu noonu dafa doon yëg lu metti daal. bañ ko yóbbee quelque temps après ñu delloo si waat ko. waaw moom François Mancabou boobu noonu. maintenant thèse boo xamante ni est-ce que moom bu mu nekkoon si grille bi moom kese moo fa nekkoon wala am na ñeneen ñu fa nekk ak yéen tamit bi ngeen a nekk yéen kese la wala da ngeen a jàkkaarloo. waaw bon moom François Mancabou nekkutoon moom kese. moom mu ngi fa nekkoon nag lu mu gàtt xam naa ne ñi mu nekkaloon foofu noonu ëpp nañ une trentaine de personnes di inventer ay mensonges naan dafa jàpp ci grille yi di ci mbëkk loolu amul loolu bu amoon non seulement ñu fa nekkaloon duñ ko bàyyi mu koy def aussi tamit commissariat central foofu dafa am ay caméra yow même boo dee dugg ci biir violon bi chef de poste bi fa nekk écran yëpp moom mu ngi ko tiim boo defee nii boo claqué les doigts sax foofu day aw moo tax ma ne la loolu amul xaw ma nag fan la mbëkkee ay giri xaw ma fan la ñu amee ay image mais en tout cas di nekkul suma kanam la defee loolu noonu waaw. yéen sa dossier yi nga xamante ni dafa jëm si wàllu dañu laa torturé woon. bien sûr. dóor nañu ma saaga nañu ma saaga rek ci torture la bokk. mais yemul ci saaga rek mais dóor. en plus tamit li ma gën a choqué avant ñuy ñëw sax ci commissariat central bi am na ñoo nga xamante ne ni ñooñu manifesté waanuñu mun naa si tudd ay tur am na benn waajoo nga xamante ne Sierra Leone la Moses Toka la tudd Moses Toka boobu noonu mooy awsa yuy jor ay ciseaux di dagg ay wee awsa yooyu noonu la kooku déggul français déggul olof bi ko waa HLM jàppee bëggoon ko laaj kooku xamul nu mu leen di tontu ñooñu mënuñoo communiquer ak moom man maa ñëw taxaw làkk ak moom anglais parce que j'ai des études un peu poussées du coup mën naa ko laaj yow nan nga tudd nan nga sant foo dëkk ban âge nga am ak looy liggéey yooyu noonu yëpp jotoon naa ko see laaj mu ne ma man Moses Toka laa tudd lii laay liggéey et tout ça
am na benn waa ju nga xamante ne aussi tamit mi ngi tudd Mamadou Wuri Ba kooku Pël Fuuta la ba nga xamante ne ni pousse yu ñuy joxe ay pain mais pousse yu ñuy def mburu yi di wër kooku loolu lay yoroon mais bi manifestant yi dajaloowee di daw moom it mu tiit daw ànd ak gaay yi ñu taxañ ko boole ko suñu groupe kooku bi ko policiers yi jàppee dañ ko dóor xawma dañ ko sotti poudre lacrymogène yaram bi yépp a lakk yaram bi lépp moo lakk mënutoon sol yére yaram bi je te dis bien dafa brûlé ñor xomb kooku mënul tëdd durant lu ñu fa nekk yépp bopp bi lay samp comme booy sujjóot di julli samp jaune yi noonu lay tëddee di nelaw nii durant lu ñu fa nekk yépp ba bañ ñuy yóbbu commissariat central ak nit ñuy déféré parquet ak lépp waaw am na aussi tamit benn jeune homme boo xam te ne 13 ans la am mi ngi tudd Baye Zal Diouf wala Ndiaye kooku je l'ai couvert sous mon aile durant lu ñu nekk ci incarcération boobu noonu yépp ba ñuy nekk commissariat central HLM ba ñuy yóbbu central ba ñuy nekk parquet xam naa ne xale bii nii buñ ko déféré woon bu demoon rëbës kooku leneen la non seulement maa ngi jégalu ci kàddu gi mën nañ koo tëddee wala ñu koy def leneen ak leneen parce que xale bu ndaw la kooku bi ma ko laajtee ne ko yow da nga doon manifester daf ma ne man manifester wu ma ne ko kan nga dëkkal Dakar fii mu ne ma sama maamam bu jigéen bu nga xam te ne gerte caaf lay jaay papaam mi ngi Touba yaayam mi ngi Touba ma ne ko yow lan ngay liggéey da ngay jàng mu ne ma jànguma damay liggéey ma ne ko lan ngay liggéey mu ne ma je suis un laveur de véhicule raxaskatu oto la te xale bu ndaw am 13 ans léegi bi gars yi dooree lacrymogène yi ful yi daw moom it mënut a nooyee lacrymogène mu ànd ak ful yi daw ñu taxañ ko boole ko suñu groupe aussi di bëggoon naa ko aussi dénoncer fortement nekkul ku ñu gis ku nekk rek manifestant nga moo tax bu ñu ñëwee ba commissariat central tëddin bi dafa metti woon imagine toi nga jàpp ay plus de 94 personnes boole leen ci benn néeg mënuñoo gis nga boo tëddee la nuit sa bopp boo ko yëkkatee nga ne xaaral ma ko jéem a xool naka la gaay tëddee booy tegaat sa bopp nii ci kaw nit nga koy teg ngay jóg di dox ne xaaral ma dem sawi foo teg sa tànk ci kaw nit nga koy teg da ngay jékki-jékki tëdd ba guddi dégg ko ne ayaa yuuxu fekk dañ koo joggi ñu mel ne ay sardine condition yu inhumaine la ñu nekkoo woon muy commissariat central bi ba noppi bu ñu tëddee guddi nag kañe yi day génnee fu nekk kañe yu toll na ni pneu oto ay kañe yu ponkal ñooy ñëw di traverser foofu noonu nga leen di gis ci biir commissariat central bi li may wax ni nit ñi mën nañ koo seede ndax damay def confession sincère dinaa si waslu àq dinaa si wax sama xàqulaay taala li may wax ni sosuma si inventé wu ma si lii mooy lu ñu dund muy la réalité. d'accord lii yi xamante ni yooyu nga indi nii pour lan la. lii dafa nekk ci mars 2021. am na image bi circulé souvent day bokk ci jëngalu ngeen jégal ma mën naa tudd yenn télé jëngalu Sen TV dama koy gis souvent jëngalu Walfadjri souvent ma gis ko sax ci benn plateau espèce plateau TFM boobu noonu souvent ñuy wane suma image. image boobu noonu mooy waa ji nga xamante ne moo soloon lii nii porter le drapeau ñu dooroon ko bal buntu section de recherche cette personne là c'était moi mais ñun même bu ñu blessé. bu la gars yi génnewee ci biir foule bi foofu dañoo bari woon nous étions des milliers et des milliers de personnes oto yi amuñu woon accès si ñun pour ku blessé rek ñu mën la jël yóbbu la nga dem jël say soins et tout ça. foofu boo blessé nit ñi doon manifester ñoo lay foog génnee la ci biir foule bi yóbbu la quelque part pour que yenn oto yi mën la ñëw kii mais man oto Walfadjri laa wax dama ni oto Walfadjri ñoo ma jël yóbbu ma ba Abbas Ndao bi ñu ma déposé Abbas Ndao may def foofu sumay soins ñoom ñu ñëw gaare seen oto bi ci buntu hôpital Abbas Ndao bi. ñan ñooy ñoom. ñoom mooy policiers yi laay wax. j'accuse la police ñoom laay wax. ñoom dañuy ñëw taxaw ci buntu hôpital bi bu ñu taxaw ci buntu hôpital bi certainement xam ne ñi blessé ñii ñëpp ay manifestants lañu léegi boo génnee rek dañ lay jàppaat dugaat laa leen seen biir oto boobu noonu seen puus mu tàkk boobu noonu. loolu moo waraloon ma indi lii nii muy mars 2021. étudiant boobu ñuy wax moom la ñu dóoroon bal si tànk cette personne là c'était moi parce que je me trouvais aussi au front. waaw. maanaam kon yow amoo sens manifestation bu amee rek dañu lay jàpp.
bon du tout le temps la nu may jàpp. d'accord maintenant sa arrestation mars 21 loolu tam mën nga si ñëwaat. mais bien sûr parce que sunu leader le président Ousmane Sonko. dañ ko bëggoon arrêté ci arrestation bu nga xamante ne ñëpp a xam nañ ni ça c'est des sottises c'est des mensonges. Man de gëwuma ni viol am na fa gëwuma loolu noonu ñu doon wax. du coup bi mu wootee daa ne maa ngi woo ñëpp suba ci résistance. ñun ñëpp bi mu wootee appel bi man xaaruma de midi à 14h à la première heure rek dama ne xaarama dem buntu këram. parce que lu jiitu mars 2021 boobu mooy le 5 beeg ak le 4 le 3 amoon na beneen bu jiitu woon maanaam amoon na 8 jours avant wala 13 jours avant benn bataille bu amoon diggante ñun ak alkaati yi muy buntu kër président Ousmane Sonko ñu jàppante woon nag ñoom foofu noonu. ba finalement ñu teg loolu ci suuf. mais après nag bu ñuy indee convocation bi mu war a dem mu woote résistance ma ne nag man dinaa génn apporter ko man aussi tamit suma soutien. waaw loolu noonu nag muy le 3 bi le 4 bi loolu dara jotuma ci parce que dem naa ci ñaar yooyu mais le 5 bi nag boobu dafa metti woon toute la journée ñu nag ñoom ñu ngi woon ci terrain bi ñu nag ñoom ñu ngi woon ci terrain bi ba après buntu section de recherche foofu ba ñu fa taxawee. fa la gars yi commencé jeexal nañ seen lacrymogène yi ñoom amatuñu lacrymogène ñoom gendarme yi commencé di replier mais bi ñuy replier ay balles blanches la ñuy dóor léegi nag man je portais mon drapeau mais comme que maa ngi yor drapeau bi ne yor naa beneen loxo aussi tamit damay for xeer de sànni aussi du coup bi loolu amee ñoom xam nañ ni kii nii dafa dëgër bopp dóor nañ lacrymogène ba sonn mënul replier mënul arrière mënul def dara mais jege woon naa leen parce que lu gën a gàtt ay 15 mètres doxutoon suñu diggante maa ngi seen waaji mi ngi natt nii pistolet bi du xool xam naa dafa ma doon jéem a xuuxal pour ma arrière wala sinon ma daw mais xam naa ne moment boobu noonu bal yi ñu ngi siffler mais ñun lu ñu doon yóbbu foofu noonu c'était sentiment boobu moo gënoon fort parce que ñun ñëpp tay la woon nañ suñu bakken bii nii jaraloon nañu ko parce que ce n'est pas la personne du président Ousmane Sonko qui est important ce n'est pas sa personne lan la woon mooy démocratie lan la woon lu ñu galvaniser woon pour ñu dem foofu noonu c'était autre chose loolu moo gën a énorme la personne du président Ousmane Sonko. ndax boobu ñu dóoral la si bal si tànk bi. ci lañ ma dóoral bal si tànk waaw. léegi président Sarr bi macha allah ça s'est correctement passé. waaw maintenant moom sant yàlla bu baax a baax a baax. monsieur Dia ci plateau bi gis nañ ne yaa ngi monsieur Ba que yaa ngi yore pancarte bu ñu bind Guédiawaye réclame la libération de Amy Dia. est-ce que mën nga ñu ñëwaatal tuuti sa relation ak la dame Amy Dia. ak lan moo waral soutien bi nga ko bëgg a apporter. waaw ñun ñu ngi koy gën a woowee sax bàjjan Nadi ñun ñu ngi koy gën a woowee bàjjan Nadi ñun mag la ñu xam ko ci une dame très sainte une dame pieuse ku waxam bariwul mais nag ku am ngëm-ngëm ku am iman waxtu prière d'ailleurs moom moo nu koy rappelé. kooku noonu la ñu ñëw tey jiiñ ko force spéciale xawma terroriste mooy 12e élément bu ñu doon war et tout ça ñëw kidnappé ko këram fekk ko këram kidnappé ko mu yor ay tout tànk yu ndaw ñu yóbbu ko ba tey jii nii ñun mënuñoo am d'ailleurs neen maa ngi dégg ñu ne yóbbu nañ ko mandat de dépôt xawma après les élections la war a taxawaat et tout ça loolu may laajte ñun ci ban dëkk lañ nekk dans quel pays sommes-nous là nom de Dieu ana justice. moo tax man j'accuse la justice dëkk bii nii ñuy wax ni fii justice amu fii administration amu fii yii nii dañ ko war a pointer du doigt pour ñëpp xam ko même sunu condition bu ñu nekkee woon commissariat central avant manifestation le 17 bi le 8 amoon na benn rebelle bu ñu fi jàppe woon fii nii ñu koy wax Ousmane Kabiling Diatta. D'ailleurs, il ne s'appelle pas Ousmane Kabiling Diatta, pour votre information. Il ne s'appelle pas Ousmane Kabiling Diatta, il s'appelle tout court Ousmane Diatta. D'ailleurs, amoon naa image am parce que le 17 lañ ñu jàpp te kooku le 17 fekkoon na ko mi ngi ci biir violon bi mais avant le 17 image am publié woon nañu ko ci réseaux sociaux yëpp ba ñu ne kii mooy la fameux rebelle bi nga xamante ne moo ñu waroon infiltrer. procureur man ma lay xamal ni yow bëggaloo ñu jàmm. Sal Macky moom ci boppam bëggaluñu jàmm kooku bu ko leeroon bu ñëwee dañuy boom wala day boom le président Ousmane Sonko wala leader yi da ngeen koy bàyyi mu yegsi donc li ngeen di wax du dëgg Ousmane Diatta man côtoyé naa ko ba ñu nekkee ci biir violon bi
côtoyé naa ko pour am ci moom information parce que bi moo ko gisee dama ko ne Ousmane Kabiling Diatta wuyuwuma ma ne ko Ousmane Kabiling Diatta wuyuwuma mais le lendemain ba ñuy defeere parquet ku si nekk dañuy woo sa tur pour nga mën a wax présent mais bu ñu nee yegsee si moom dañu ne Ousmane Diatta ci laay doog a xam ne moom la moo tax dans la soirée bi ñu ñëwee ba ñu delluwaat ci violon bi dama ñëw rapproché ko dend ak moom ma ne ko mais grand yow lan ngay def fii mu ne ma est-ce que yaa ngi suivre information yi ci biir semaine bi ma ne ko si maa ngi koy suivre man je suis les informations quotidiennement ce qui se passe dans le pays mu ne ma déggoo rebelle ma ne ko si maa ngi dégg rebelle mu ne ma man la ma ne ko ah yow yaay Ousmane Diatta mu ne ma ne ko démb woo naa la si sa tur pourquoi wuyu woo ma mu ne ma nii mu def ma signe ci caméra yi mu ne moom du mun a wax foofu noonu mais am nañ ay échange yu ñu jot a échange parce que fanaan nañu benn guddi fanaan ñu ñaari guddi fanaan nañ fa lu mu gàtt gàtt ay ñeenti guddi man ak Ousmane Diatta ak les 94 otages de Salmaki du coup ci laa ko laajte ne ko nag dama bëgg nga waxtaan ak man ce qui s'est passé réellement lan moo xew mu ne ma moom rebelle la woon déglu bu baax temps bi ma ko conjugué rebelle la woon mais génn na ci Macky bi depuis bi président Ablaye Wade laajtewee woon ana ñan ñoo bëgg defaat réinsertion sociale déposer les armes moom ci la déposé woon armes yëpp ñoo fii nii d'ailleurs am na ay terrain yi ñu doon joxe jaxaay et tout ça affaire yooyu noonu moom ci ñooñu la bokkoon ñu waroon wutal liggéey xam nga et tout ça du coup nag du Salmaki ñëwee dafa dagg loolu noonu yëpp loolu moo waral moom amu fi liggéey amul fu mu dëkk mu delluwaat ci àll bi muy Casamance mais ba mu demee Casamance taxul mu delluwaat ci rébellion bi mais dafa nekkoon ci ay toolam di liggéey mais chaque approche événement da doon ñëw fii nii di jënd ay xar ak ay nu mu tuddati ay fëgg jaay bu ñëwee comme benn bal bu dajjeekoo nii day ñëw jël ci bal yi après bu delluwaatee village di jaay et tout ça moom wax na ma ci làmmiñu boppam moom Ousmane Diatta nee na jaar na Mbirkilaan xawma Kaffrine en tout cas Kaolack la jaar Mbirkilaan xawma Kaffrine Kaolack waaw l'essentiel jaar na foofu bi mu jógee foofu aussi jaar na Mbour bi mu jógee Mbour ci la ñëw Dakar dégganteeg benn xawma cousin wam la xawma jarbaatam la je ne sais plus léegi bi mu dégganteeg moom ñu waroon ànd xawma hôpital xawma daal fan la ñu war a wax fan je me souviens plus mais nee na am na fu ñu waroon ànd ñoom ñaar hôpital xawma que il était souffrant et tout ça kooku jàppee woo ko foofu noonu yaa ngi ko jàppee ci dépôt wu Dakar Dem Dikk bu nekk Wakam Mermoz Ousmane Diatta nee na li ngay wax du dëgg te man Ousmane Diatta laa gëm góoma la yow procureur li ngay wax Ousmane Diatta nee na fi ñu ko jàppee mooy dépôt Wakam Mermoz dépôt Dakar Dem Dikk bu nekk Mermoz fa nga ko jàppee